jàngeen jëf ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës kaddu yi tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall jëm nag ci autoroute à péage bi lam ca xamle mooy nag lu bari daanu ko xoolaat ci mbir moomee rawatina sax ak njëkk yi nga xamante ni moom la ñuy fayu ci péage bi ngir jàll kaddu yi nag tey ci suba la ko daal di rek yëkkati ci bi ñuy nag yëkkati raay réew mi ca palais de la république loole yëpp nag mi ngi am rek gannaaw accident bu metti bi nga xamante ne amoon na ci aser yi ñu ne nag autoroute ba la ca ñàkk ci bakkan bari na lool ci loolee sax ñu gis ne ab kuréel nag daal di nay sosu kuréel googee mu ne nag xeex naka sudu noonu ci autoroute ba moom moo ko tax a jug kuréel googee bokk na ci ki nga xamante ne ni nekkoon na fi député di Cheikh Oumar Sy moom nag la mu xamle ci autoroute à péage boobee mooy nag lay sabab accident yi bokk na nag ci ñàkkub leer ga rawati nag guddi gi lu jëm sax ci wàllu woowee ñu ne ab waxtaan nag door na ci diggante kilifa yi nga xamante ne nag ñoom la ñu dénk lu jëm ci autoroute à péage bi ndax la ñu bëgg rek lu jëm ci njëg yooyu sax taxaw nañu ngir wàññi ko daañu déglu kenn ci ñoom ci biir xibaar yi beneen ponk ci biir xibaar it muy kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb askan wa yeewoo ci HLM Maris ñoom nag tey dañoo daal di toogaanu ci kanamu makkaanu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk renouveau urbain ndax lu jëm ci seen dëkkuwaay yooyu nga xamante ni dañ kaa war a defaraat ba nëga ni furaas fukki at ak ñeent ngi ni ñuy daw ca gannaaw alliance bi boole syndicat yi njaboote ci wàllug wér-gu-yaram ñoom nag ni ki suba daañu soobu ci ab grève mu nar a nekk seen ñetteelu plan d'action grève wu ñetti fan lay doon ndax la nu bëgg rek mooy nguurug Sénégal lépp luy diggee mu daal di koy sàmm réew mi nag ñu ne mi ngi ci guuta du sumay kaddu ki ko xamle nag moom mooy Ibrahima Hamidou Dème moom nga xamante ne ancien magistrat la ca ci Rufisque nag la daal di yëkkatee yooyu kaddu ci bi mu sosee rek mouvement bi mu duppee ensemble wàllu politique buñ ca deseet Ousmane Sonko yëkkati na ay kaddu moom bu Pastef di nag ne waxtaan wi nga xamante ne nii kon njiitu réew mi ngi ciy woo way politique yi rawatina ak kujje gi moom du ko teewee mbokk yi mooy ponk yi gën a fës ne suus ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko nag ak kàddu yu tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall jëm ci autoroute à péage bi mu ne nag lu bari daanu ko xoolaat rawatina ak yorin wa ba ca nag njëg yi nga xamante ne kon moom la ñuy fayiku ci autoroute à péage boobee autoroute boobee nga xamante ne nag ñu bari ña ngay laam-laamee anam ba ñu ko defaree ndax nee ñu bu guddi jotee dafay lëndëm këris accident yu bari nag ñu gis ne bu fa amee bari na ay bakkan yu cay rot bi ci mujj nag ci aser ji la ak kooke nga xamante ni ca groupe Gelongal la nekk muy Papis Mballo kàddu yi nag leer na naa ñu tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall tey jii la ko yëkkati ci bi ñuy yëkkati raay réew mi ci palais de la République ñu teewlu ko ci suñuy naataango rajo Sénégal. maa ngi woo attention ñi nga xam ne ñoo am jur fii ci région de Dakar rawatina ci couloiru autoroute bi parce que bàyyi dem say jur ñu ñëw. wala ñu bënn grillage autoroute bi jur gi dugg di traversé bay accident nit ñi di ci faatu loolu tam jaaduwul te waruñ ko bàyyi mu demee noonu maa ngi wax aussi gouvernement bi na am taxawaay yi mu war a taxaw vis-à-vis autoroute bi nga xam ne moom moo yor kaaraange gi ci biir autoroute bi ci wàllu leeraay ñun ci suñu jëmm bopp décidé nañu éclairer fii bi aéroport loolu normalement ci àdduna bi yëpp boo génnee dëkk yi autoroute yi duñ ko éclairer réew yi tuuti ñoo koy def waaye fii décidé nañu ba aéroport ak même au-delà point critique yi nga xam ne laaj na ñu leeral ko pour que sécurité doomu aadama yi nekk sécurité bu wóor gouvernement bi def na ko maanaam li des rek mooy tàmbali liggéey bi waaye war nañu xoolaat nag globalement autoroute bi ni muy doxee ak ni nga xam ni noonu lañ ko war a defarewaatee parce que dépassé nañu aéroport ñu ngi Thiès ñu ngi waaj a yegg Touba ñu ngi Mbour loolu yëpp dafa laaj beneen bindaat bu bees bu ñu war a bind xoolaat itam njëg yi ak lépp loo xam ne aaju na ci loolu ngir mu nekk njëriñu askan wi njëriñu Sénégal ak njëriñu économie bi. lu jëm ci autoroute boobee ba tey ñu ne nag accident yi takkarnaas na ñu bari ña nga cee ñàkk seen bakkan kon faaw ñu xoolaat ko moo waral sax kuréel daal di juddu kuréel googe nag boole ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xeex ngir lépp loo xamante ne dëppoowul ak yoon ci autoroute ba kuréel googe nag ña ko sos bokk na ci Cheikh Oumar Sy mi fi nekkoon député moom nag nee na dara waralu ko rek lu dul ñàkk kaaraange gi autoroute bi leerul bu weesoo loolu nag nee na ñoom daañu kalaame ci procureur de la
la République ndax lu ñu bëgg rek mooy ñu leeral contrat bi dox ci diggante nguurug Sénégal ak Eiffage Mame Birame Diouf ci leeral. rien. dugal loxoom nag ci xeex bi ànd ci ak ñeneen moom Cheikh Oumar Sy du moom rek nag ci collectif googe nga xam ni taxawal nañu ko lépp ngir ñiy jël péage bi ñu am sécurité bu mat sëkk njëg yi it ñu mën kaa wàññi ñaawlu na nag bakkan ya nga xam ni ñu ngi des ci autoroute à péage googe. si gindigaale famille Papis di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd tey yàlla na ko yàlla tàbbil àjjana fi daw si métti na Sénégalais yu bëri moom rek la dal en 2015 am na góor a càmm ak ñeneen ñi nga xam ne yëguñu leen te am nañu ay tolof ak gaañu ci autoroute à péage bi. nekk ci lëndëm ci yenn waxtu yi bu fekkee da ngaa jël péage bi ñàkk kaaraange ak njëgu péage gu cher ga loolu lépp tax na ba tey ñuy woolu autorité yi taxaw ci. ay nag di doxantu ci yenn zone yi ba muy indi ñaari yoon wala ñetti yoon ay accident yu dul jeex nit ñi dañ presque message yu ëpp loolu la noonu mais mënuñu ne sax ne mën nañu éclairer autoroute à péage bi yëpp mais axe yi nga xam ne tey foofu la danger bi gën a ëpp ñu war fa mën a fësal benn sécurité boo xam ne dina wàññi accident yi bu baax a baax. amul sécurité ba pare chaque jour agression yaa nga fa yëpp a nga fa toujours ñu fay jànkonteel ak ay problème. mbir mi nag du fi yam ndax moom ancien député bi mu ngi xamle ni procureur dinañ ko wax mu dugal ci loxoom. bëgg nañu tey Eiffage wax ñu lan moo xew bëgg nañu tey responsabilité justice bi ñëw taxaw ci pour éclairer ñu ci contrat bi am entre état Eiffage ak état du Sénégal lan la ci Eiffage di am lan la ci état du Sénégal di am. ñàkk kaaraange gi fës fii te ci VDN bi chauffeur bi yokk ci ne autoroute bi it lëndëm nga fa nekk jéggi na dayoo. c'est vrai que autoroute à péage bi la gën a grave mais même de pompier nga dem Patte d'Oie mais c'est pas éclairé et là c'est mauvais vraiment pour les automobilistes parce que ay cause accident yu grave la. On ne peut pas être effectivement dans un pays, surtout dans une grande ville comme Dakar, la capitale, on trouve des routes qui ne sont pas éclairées. Et là, vraiment, je dis que nous sommes sur l'État est sur surtout au niveau autoroute à péage. Cheikh Oumar Sy ak ñu ma àndal ci seen collectif googee nag bëgg nañu rek kaaraange bu mat sëkk am ci autoroute à péage bi. lu jëm nag ci ñi ñu dénk rek liggéeyub autoroute boobeek ñu koy toppatoo nee ñu nag ay waxtaan daal dinañu koy sumb ngir nag li nga xamante ni nag ñu ngi koy junj di ko laam-lame di wax ni moom mooy sabab accident yu bari lu ci mel ni ñàkkub kaaraange gi loolee ñu ngi cay waxtaan waaye tamit ñu ngi waxtaan ci njëkk yi nga xamante ne ni moom la borom wote yi di fay ci autoroute à péage bi nu ñu koy wàññee mu nekk nag ay waxtaan yoo xamante ne lalu na wax naa ko léegi waaye tamit ña ngay naqar lu ñoom kilifa yooyee ni nit ñi di doxalee léeg-léeg ci autoroute à péage bi ndax wàllu kaaraange bu ñu ko tëralee bari na ñoo xamante ne ni du ñu sàmmonte ak ñoom du ñàkk ngeen déglu ay kàddoom ci suñu xibaar yi ci nasaraan lay doon ñu daal di wax ci leneen muy kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb ñay yeewoo ca HLM Mariste ñoom tey dañu rek xëy toogaanu kanamu makkaanu jëriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk renouveau urbain li ko waral nag nee nañ fukki at ak ñeent ngi nii ñuy daw ci ginnaaw kilifa yi ndax seen kër yooyu nga xamante ne dañu koo tabax ci anam yu dëppawul ak yoon kër ya ña ngay tàmbalee daanu yële ña ngay xar ñu ne nag loolee daal bëgguñu daal seetaan benn yoon ba njombe di ñëw ci seen kaw waaye nag dafa mel ni seen xel mën naa dal ndax ñaar ca ñoom jëriñ ji xëy na leen dalal Alhassane Ba. daanaka seen pexe lañu teg moo di ne ñëw rek dugg biir ministère bi te duñu tàggu kenn ngir wane seen naxar ministère bu renouveau urbain habitat ak cadre de vie. dañuy jóg ñuy wane seen naxar finalement ministre bi daal di dalal ñaar ci ñoom collectif ci ñiy dëkkee ci immeuble yi nekk ca HLM Mariste daanaka nee nañu li ñu bëgg moo di ne chinois yi jëlaat mbir mi. mais les chinois li ñu proposé ñoom nag les chinois yi li ñu proposé mais loolu rek la ñu parce que xoolal génne la fayal la luyaas toj tabax defaraat toj tabax defaraat
fay la luyaas delloo sa appartement jaay yeneen di jël xaalisam le projet 250 milliards parce que le dollar dafa daanu mais avant c'était 600 et quelques te bu fi nekkee di nelaw ba décembre ba dollar bu yéegaat ça va être le projet non 250 milliards de francs CFA. daanaka toll na ci fukki at ak ñeent ñu toog di xaar collectif bi ne li mu bëgg mooy lu concret. xam nga gars yi bu ñu bëggee xaalis faaw nu ñuy def dañ ñëw daal di ni colisaraay dañ ñëw daal di ne colisaraay baaxul ñu def fa ay colisaraay faire kii mi ngi nii du ma ko nëbb dafa ngelaw doom jaar fa daanu faatu mi ngi nii elle est là présente. En 2009 son fils est mort là-bas et aujourd'hui ces gens-là ils racontent n'importe quoi on n'acceptera plus d'être les dindons de la farce. sukkandikoo ci kenn ki nga xamante ni nag ci ñoom la fare ministre bi di Diène Farba Sarr dana yónnee ab équipe buy visiter immeuble yi bu fa jógee nag nee na dana convoqué ab réunion ci ñi nga xamante ni ñoo di tutelle bi ministre finance ak SNHLM wante itam jox na ay instructions ñi di waa DSCOS ñu jëlee fa mécaniciens yi stationnement anarchique yi ak lépp li nga xamante ni dafay encombré. Alassane Ba ñeneen a ngi ñu kontaanu lool ci doxalinu nguur gi muy nag alliance bi ëmb syndicat yi njaboote liggéeykat yi ci wàllu kër docteur ñoom nag suba ci talaata ji fas nañu yéene rek soobu ci ab grève mu fas yéene doon kon seen ñetteelu plan d'action grève bu ñetti fan lañu wax ngir rek nguurug Sénégal taxaw ci seen i jafe-jafe waaye la ñu bëgg tamit mooy kilifa yi daal di yemale liggéeykat yi alliance SUTSAS SUDTM doon janoog tey ak taskatu xibaar yi Maymuna Njaay. ab grève boo xam ni dañ ko nar a amal ci ñetti fan lépp lu laalee ci wérgu yaram ñu ne duñu ko laal syndicat yi bootu ci ab kuréel nee nañu bañuy ci dara campagne bi ñu nar a door sax ngir joxe ay garab duñ ca bokk bile yoon nee na dañuy dem ba sës. grève bu ñetti fan la talaata juróom-ñetti fan ci weeru mai bi maanaam suba àllarba bi ci topp dañ koy grève muy ñaari fan yàlla def na nag alxames feet la ci suñu mbokk chrétien yi wante ajuma bi ci topp donc fukki fan ak benn dañuy grève sës bi mooy mën nañ dem ba boycotter programme yépp bañ ko liggéey. système bi ñu fi teg ngir ñu fay leen dafa am xaaj ak seen liggéeykat yi ñoo ni waxee nee nañu bëgg nañu liñ leen amee lépp ñu fay leen ko Mballo Dia Thiam ak i ñoñam di fàttali. engagement maanaam diggé bu mujj bi premier ministre moo ko def fële primature. mu ne woon ajuma bi toppoon suñu ndaje moomule ajuma fukki fan ak ñett la woon ci weer wala passé que danañ def virement yi bëggatul dégg ay arriéré de salaire wante nag ba léegi waxuma sax arriéré de salaire mais salaire yi mu amel nit ñi sax fayuñu ko ba tey. loolu tamit aussi fekk na ay retraités ay agents yoo xam ni dañoo à la traité ci municipalité yi ci communes yi. dañ leen ameloon arriéré bu toll ci téeméeri million loolu suñu naataangoo Sidiya Ndiaye bëri na bërëb bu ci war ba 100 millions yi nit ñoo dañ ko viré 100 millions yi gisuñu ko ba léegi. ba fi mu toll nii SUTSAS SUDTM ak ànd gësëm ñoom ñëpp ñi ngi doxal li ñu duppee service minimum bu grève amee wante nee nañu ñetteelu plan d'action bi bu jeexee te indi ñu saafara ci seen i tawat bu boobaa lépp luñ doon def dañ koy bàyyi ba ñuy sax ba urgence. ñu àddu nag ci bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel xeex jàngoro ji di asthme tey jii la ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp kon bëccëg bi tey jii la woon tomb ren bi nag mooy feebar bi kenn waru ko ñàkkal fayda feebar bu ñu war a taxaw la mooy nag tomb bu ñu sukkandiku ren ji mbootaay gi nga xamante ne nii moom moo ëmb ñi jàppale ñi amee asthme lëkkaloo ak njëwriñ ji dénk wàllu ko wér-gu-yaram nee nañ nag solo si rek mooy daal di baral campagne yi dooleel ko ngir nag nit ñi xam dëgg-dëgg lan mooy jàngoro ji ñu teewlu professeur Nafissatou Oumar Touré moom mooy chef de service bu pneumologie ci hôpital Fann ci micro Maymouna Ndiaye. nee nañ asthme dafa nekk maladie boo xam ne dañ ko feebar boo xam ne dañ ko war a fullaal bi mooy lan dafa nekk feebar boo xam ne day yàgg ci nit te souvent bu feebar yàggee ci nit dañu dem ba nga xam ne dañ koy néewal te néewal boobu lañ ciy bañ néewal boobu dafa am solo nit ñi ku ci nekk nga xam lan mooy feebar bi lan moo koy andi ku ci nekk mën a impliqué wu pour mën a jàppale bépp malade asthmatique donc dafa am solo malade xam lan mooy garabu sauvetage loo xam ne moo koy dimbali ci biirum crise
donc loolu moo tax ñu ne il faut information boobu ñu joxe ko ndax maladie mën a aar seen bopp ba nga xam ne asthme bi du leen rek. ñu des ba tey ci wàllug wér-gu-yaram foofee sax ci hôpital Fann ak chaîne de l'espoir bi nga xamante ne nag moom ma nga daal di rek lëkkaloo ak service ba yëngu ci wàllu chirurgie pédiatrique la ñu def nag mooy di tàggat ay chirurgien pédiatre ndax gis nañu ni faj moomee am na ay jafe-jafe te fii sax ci Sénégal booy seetlu limuk pédiatrie ci wàllu chirurgie taxu ko takku lool ndax fukk ak juróom mbaa fukk ak juróom-ñaar ci la ñuy toll te boo xoolee fukki ñoom ñi ngi ci Ndakaaru ñi ci des ñi ngi ci diwaan bi kon jotewuñu ba tax na nag bëgg nañu rek tàggat lu bon lu toll ci juróom-benn fukk ci ay pédiatre chirurgien dañ ci ànd ak ay sutupay. ab ndaje nag boo xamante ne ay chirurgien yu bëri ak ay spécialistes nekk fa mu nekk nag benn programme d'appui boo xamante ne dañ si jàngalaat doolelaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy médecins étudiants yi bu jeexantal ba nag lu toll si 60 médecins dinañ leen tàggataat si li ñuy wax chirurgie pédiatrique. séminaire bi nag am na solo parce que dafa dajale ay docteurs yu bëri yu jógee ci sous-région bi jógee Bénin, Burkina, Guinée, Togo, Sénégal, Côte d'Ivoire dafa dajale étudiants yoo xam ne dañuy jàng ni ñu opérer xale. ñu opéré xale étudiants yooyu am na lu ñu xam ba pare mais dañ leen regroupé fii indi fi ñoo xam ne France lañ jógee ay spécialistes pour ñu jàngal leen nu ñuy opéré. ci gàttal daal renforcement de capacité lay doon. waaw comme loolu la rek comme renforcement de capacité la parce que am na lu ñu xam déjà. gox yi ak gox-goxaan yi itam ñu ciblé leen ndaxte dañu bëgg am ay fajkat yu bëri ngir rek secteur chirurgie pédiatrique gën a yées. ñun ñu ngi regroupé wu fii am na à peu près juróom-benn fukk étudiants en spécialisation yu fi ñëw mais ba léegi doyul pour suñ pays yi waaw doyul parce que boo seetloo Sénégal fukki chirurgien pédiatre ak juróom ñoo fi nekk. te fukki yëpp Dakar lañ nekk donc dañu war a encore former ay nit pour ñu mun a dem ci région yi maaye territoire bi yëpp ndax ñu mun a faj xale yi. formation bi nag weesu na Sénégal am na si yeneen dëkk yoo xamante ni chaîne de l'espoir dina ko fa amal. le prochain séminaire. séminaire bi di ñëw nag ñu ngi koy amale ca Burkina Faso damay wër nag fépp ci déndu Afrique bi ngir nag ñuy changer bërëb yi nga xam ne ci lañ koy amalee bëgguma ñuy wax rek naan Dakar donc moo am benn centre de formation bëgg naa ko gis ca Bénin ca Togo ca Guinée ca Côte d'Ivoire am na tamit ay possibilités de formation yoo xam ne ci wàllu chirurgien pédiatre ñu koy def ci yooyu la gox. formation de chirurgien pédiatre. bi nag mooy ñaareelu yoon bi séminaire formation bile ñu koy amal fii ci centre hospitalier national bu ndaw bu Albert Royer ñu ngi ko nar a amal nag juróom-ñaari fan ci weeru mai jàpp fukki fan ak ñett ci weeru mai. ay surtout pay cant ngërëm ñeel na la réew mi ngi ci guuta mi ngi ci jafe-jafe ju samay kàddu Ibrahima Hamidou Deme moom moo ko wax magistrat ba woon daal dinay nag sos ab mouvement politique am duppee ko ensemble maanaam doon benn ma nga woon fële nag ca stade Maniang Soumaré Cheikh Anta Diop Sey Latira. bi ñu génnee ci magistrature wutuñu transition dañoo génn ci magistrature ñu génnee ko ci combat ñu taxaw décider poursuivre le combat mais c'est un combat maintenant pas seulement pour la justice mais le combat pour tout le Sénégal combat boobu nag tey lañ koy tàmbali tey le 6 mai 2022
ñeneen ñi nga xamante ni dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg seen réew ñoom tamit war nañu taxaw jàppante loolu moo tax ñu ne ensemble. mu nekkoon njiital mouvement boobee ñu duppee ensemble Ousmane Sonko moom njiital Pastef nee na nag woote bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall woo na ko waaye politique yi rawatina ak ku jéega moom nag woote boobu du ca wujji benn yoon loole nag mooy ay kàddoom mu soxal nag kon yëraat rek yorelinu pétrole beeg gaz bi woote bi ci loolee la aju nee na nag moom li nga xamante ni moom ni ma ko waxee woote bi du ci wuyu waaye jàpp leen ni kon kii di Doudou Ka moom kontaanul benn yoon ci taxawaay boobee moom Doudou Ka di responsable APR ca diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi. Ousmane Sonko du wuyu ji bay teew ca ndaje gu njiwti réew bi Macky Sall woote ngir waxtaane lépp lu jëm ci suñu ressource naturelle réew président bu parti Pastef di fi wax li ko tax a bañ. Macky Sall lay ut lay pour ne Sénégalais yi toog naa ak ñoom waxtaan nañ ci pétrole bi man mi mag nga xam ne dama bokk ci ñi teel a wax Sénégalais yi ni Macky Sall jaay na suñu pétrole ak suñu gaz. jaay na suñu zircon ànd seeg Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye et je l'assume je le dis tous les jours bokk na ci tax mu jël bigam ne signé décret ne dàq na ma fonction publique pour essayer ne su ko defee dinaa am jafe-jafe ci sama dund bokk na ci coow ji amoon ci pétrole gi. kon tey Macky Sall su demee ba xam ni moom tële na te tëlewul rek ci pétrole bi Macky Sall fépp la tële mënut xamut wëlbatiku waat naan day woo nit ñi ci dialogue man dama ne loolu dafa bokk ci tappale. position bu Ousmane Sonko bii neexul benn yoon ki jiite FONGIP Doudou Ka daal dina ko sax ñaawlu. mu ne moom du ñëw ma ne kon moom bu mu ñu wax ëllëgu Sénégal parce que ëllëgu Sénégal ma ne ce n'est pas seulement être xalif à la place du xalif. ma rafetlu ma lu muy def te lu muy def. parce que stratégie bi si. politique nit yi ay nit mën nañ la topp mais lu am importance mooy nga dal nga mët nga rassurer sénégalais yëpp nga rassurer ñëpp même ñuy say ñoo xam ne sa noonoo politique ay sa wujju politique yi sax nga ñëw mën a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen waxante ak ñoom loolu mooy Sénégal. seeni programme ñoo tax ñu daje Ziguinchor Doudou Ka ak Ousmane Sonko daje ak taskat xibaar yi kenn ku ne fi muy amalee programme am. secrétariat exécutif national bu APR nag mësta woote ab ndaje ngir nag sëgg ci mbirum kii di Alioune Badara Cissé ki ko wax nag moom mooy Pape Mayel Thiam mi nga xamante ni moom mooy administrateur bu APR nee na nag ñenn ñi nemmeeku ci APR léeg-léeg ñu yëkkati ay kaddu yu ñu bari rafetluwul du caagante ne nag wax lu ñaaw moo leen tax a jóg dafa nekk ñoo xamante ne rek xëy na parti bi la ñu bëgg mu am ay résultats dañuy teewlu Mayel Thiam Pape Mayel Thiam ci micro Alhassane Ba. bëñ ak Lamine ñoo dëkk te léeg-léeg ñu jotee waroo mënta ñàkk ci ay xalaat waaye bu loolu weesoo nag ñun ñëpp dañuy daal di mànkoo nekk benn def benn donju dajaloo ci gannaaw suñu candidat président de la république. man day wax dëgg fa yàlla mosuma fekkee secrétariat exécutif boo xam ni wax nañu lu jëm ci waxu Alioune Badara Cissé wala waxu keneen wax dëgg yàlla. jàpp naa ni it mosuma raté benn secrétariat exécutif Alioune Badara Cissé nit la doomu aadama la comme ñun ñëpp am na xalaatam wax na ko ca nam ko waxe loolu mooy tolluwaayam loolu mooy xalaatam jàpp naa ni. nangul ngeen ko. mbir mi du nangul ko wala ñàkk ko nangul mbir mi mooy déglu nañ ko dégg nañu li mu wax ñun nekkuñu ñoo xam ni. lu jóg rek ñu nekk ci di ci tontu loolu du stratégie APR ñun dañuy def li nga xam ni moo méngoo ak yoon wi nga xam ni moom le président de la république tëral. non man gisuma sax benn problème ci mbir mi ndax bu ngeen fàttalikoo ba APR sosoo ba tey dañuy toll ay jamono yoo xam ni ay waroo day am loolu bu dee ci daayira noonu la. bu dee ci équipe nawetaan noonu la bu dee ci parti politique it noonu la. ma ngoog ci kàddu yooyu la ñuy jeexalee xibaar yi mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Cheikh Tidiane Diaw mi ngi waaj ngir ñëw faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.